Assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh. maa ngi nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi di seetaan vidéo bi di nuyu tamit sama mbokk yi nga xamante ne rek ñu nekk ci gox bu ñu wax Bargny nekk ci Sénégal di leen ñaanal kat sama vidéo bi fekk leen ci jàmm ak salaam. mais delluwaat rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal tamit vidéo bi fekk leen ak jàmm ak salaam. man nag Idrissa Gueye laa tudd di doomu Bargny juddoo Bargny doon loo xamante ne vraiment lu ma intéressé la parce que nit ki fa nga juddoo tamit fu mënta nekk tamit waroo ko fàtte danga ko war a fonk di bëgg tamit gox bi nga xamante ne fa nga dëkk tamit juddoo fa mu doon gox boo xamante ne rek ku ko gis tamit xam ni gox bi kat ña fa nekk wala ña ko jiite tamit góorgóorlu ñu ba defar gox bi. tey nag damay waxtaan rek si benn affaire boo xamante ne gis naa ko si biir benn vidéo bu si Bargny wax sa xalaat muy benn vidéo boo xamante ne ku ñu suñu benn rakk bu ñu wax Mouhamed Gueye def na ko tout récemment. ma gis ne am na ay quelques polémiques yoo xamante ne vraiment jaru ko woon ndaxte Mouhamed bien vrai que am na erreur bu mu def mais erreur boobu jarul di polémiquer. yaakaar naa ne rek Mouhamed boobu doon na koo xamante ne vraiment ku jar a roy la muy koo xamante ne kat dafa taxawal rek rien que pour tamit gox bu mu nekk tamit affaire yi tamit transparent mu doon koo xamante ne kat dafa nekk tamit rien que tamit pour xeex tamit ba jub am sa dëkk bu nga xamante ne moom la juddoo muy koo xamante ne tamit dama gis ne carrément kat dafay xeex tamit ndax affaire bi nga xamante ne rek moo nekk biir Bargny ñëpp xam tamit nu mu demee te yaakaar naa ne rek du moom rek moo war a jóg taxaw loolu di ko jéem a xeex. jeune bu mel noonu nit ñi war nañu ko di ko suivre gis tamit ne am na ñoo xamante ne ñu doy ni comme ñoom lañu comme moom la ñu war nañ tamit góorgóorlu tamit di ko jéem a toog ak moom di waxtaan ak moom. Bargny nag dafa am na doon dëkk boo xamante ne man ni ma gisee yomb na defar mais à condition tamit nit ñi doon ñi jiite tamit doon ñoo xamante ne ñuy transparent. toujours ma i wax ci Bargny parce que comme ni ma leen ko waxee dafa doon am loo xamante dafa ma ñor mais moo xamante tey boo déggee waxam nga xamante ne vraiment c'est quelqu'un boo xamante ne day bëgg tamit Bargny lépp ñu tekk ci yoon te yaakaar naa ne rek njiit mu nekk rek bu fekk tamit yow da nga jiite am réew da nga jiite ab gox comme li ñu wax communes yi maire yi war nga tamit doon quelqu'un boo xamante ne war nga jéem a transparent pour tamit population bi gën la mën a jox confiance. lii Mouhamed di wax Mouhamed dafa poser question rek dafa def ay demandes yu mu def rien que pour xam ma leen di wax ne rek nit ku nekk rek gox ba nga nekk am nga droit pour tamit xam nan la ñuy doxale mairie ba. am nga droit tamit bu budget ñëwee tamit tegu ci ndodd mairie bi nga xam tamit budget bi na fa xaalis fan la dugg ndax li ñu ci taxaw li ka taxawoon mu jóg def na yoon wala déet. am nga droit tamit ba tax na tamit lépp loo gis ne rek c'est pas normal ci gox ba nga nekk nga dénoncer ko yow. citoyen bu ne am nga droit pour def ko mais il faut pas que ñuy di critiquer un jeune comme Mouhamed yaakaar naa ne bu fekkoon y a une vingtaine de jeunes yoo xamante ne comme Mouhamed nekkoon nañu à Bargny donc un peu de changement dina am ndax tamit boo leen dégg ci waxam rek doon na quelqu'un boo xamante ne bëgg na xamal waa population bi peut-être am na ñoo xamante ne li muy dox noonu wala lu muy wax ñoom xamuñu ko mais il est temps tamit ay jeunes yu mel noonu tamit di xamal population bi. lan la ñuy doxalee maire bi ak tamit yan xaalis ñoo dugg ci biir maire bi ak tamit lan la waree maire bi war a taxawee parce que ñëpp ñoo mën a xam loolu. donc bu fekkee da ngeen am jeunes yu mel noonu ñu taxaw tamit di xeex pour Bargny yaakaar naa ne képp koo xamante ne rek nekk nga biir Bargny rek war nga jéem tamit jàppale Mouhamed boobu tamit ba tax na tamit xeex bu muy xeex mu jóge fa. Bargny comme ni ma koy waxee toujours rek dafa doon gox boo xamante ne yomb na defar ci gis-gis. à condition tamit mu am koo xamante ne ku koy jiite ku transparent ku jub
du jafe la nag Sénégal nga gis koo xamante ne dafa ñëw ne man kat fii laa juddoo fii laa màggee alors amoon na ay difficultés yu fi nekk naa jéem a ñafe ba xam ba jële ko fi mais yaakaar naa man ni ma gisee ñuy fal maire Sénégal moo di ne carrément yow da ngay bekk si benn coalition comme ni ñu waxee ne moom lañ fal maire Bargny coalition bi choisir la rek yow nga yéeg ba moytul sax ñi nga xamante ne ñoo la jàppale da ngay comme dellu gannaaw di leen pakkasal te loolu képp koo xamante ne rek góor nga tamit war nga xool loolu bañ ko def affaire yi daal. ba tax na tamit may wax ne rek Mohamed loolu ngay def bu la si kenn génne man li ma d'accord rek mooy saaga bi nga saaga parce que saaga bi tamit man je te comprends parce que xool nga waxee parce que tamit ku xam nit buy wax tamit di nga gis ne carrément yow am na lu la metti si gox bi nga dëkk. te man mi nga xamante ne kat di ma leen wax doomu Bargny laa damay suivre Bargny parce que tout le temps damay nekk tamit si Bargny wax sa xalaat pour jéem a suivre tamit lan mooy problème nekk à Bargny parce que Bargny daf may intéressé mu doon gox boo xamante ne man sama gis-gis dama gëm ne rek war nañu mën a jàppalante ñun suñu biir Bargny taxaw te tamit gis naa ne kat y a assez de jeunes yoo xamante ne ils sont à Bargny ñu fa nekk tamit di def liggéey boo xamante ne rek ku doon maire rek war nga leen gëstu tamit si gannaaw tamit jéem leen woo tamit mën a liggéey ak ñoom parce que ñooñu dañuy defar yàquñu mais nag bu fekkee ne tamit yow dañ la fal maire nga nekk tamit si dëkk boo xamante ne yow fa nga juddoo màggee fa tey jii lépp loo am rek dëkk boobu moo la ko jox war nga def le maximum possible tamit wax lu sa àq tamit ba xamante ne rek yow da nga juddoo fa fekk fa ay problème yooyu nga fexee ba mu jóge fa. mais man ni ma gisee Bargny dafa man ni 40 ans yi passé amul dara loo xamante ne dafa changé damay gis ne carrément rek dafay mel ni sax dafay gën a métti te ñun ñu am beaucoup de possibilités yoo xamante ne kat war nañu ko mën a xeex si tamit ba affaire bu mën a taxaw. nga gis ne Bargny dafa dem ba actuellement mu doonoon dëkk boo xamante ne tey jii moom moo gën a taxawoon ay ñi xamante ne ñoo nekk à côté ay Sébikotane ay Déne ay yeneen dëkk mais ñooñu tey jii ñuy dem ba xamante ne fi mu nekk dafa mel ni ñoom ñoo ñu ëpp doole tamit si gox boobu bay dem tamit bay laal suñu gox. alors man chaque jour dama naan carrément ana waa Bargny ana suñu autorités yi nga xamante ne ñoo nekk di biir Bargny ñoom est-ce que ñu ngi xool ne carrément Bargny mu ngi gën a suux. est-ce que ñoom Bargny intéressé na leen nit ku nekk nag foo mënta juddoo nag dew boo juddoon foo xamante dëkk boo xamante ne néegu ñax moo fa nekk yow war nga def le maximum possible tamit néegu ñax boobu nga jëlee ko fa jëm fa sampa bâtiment man noonu laay waxee noonu laay gisee bien vrai que ñun si dëkku nasaraan bi lañ nekk mais nag bi ñu dëkkee si nasaraan bi ñëw fii def fi 30 ans dañu intégré lépp loo xamante ne xeex la rek lu jëm si biir dëkk bi pour dëkk bi mën a am stabilité wala mën a gis loo xamante dafa doon loo xamante dul yoon ñooy première personne yoo xam dañ ko war a dénoncer parce que fii la ñuy dund. donc man du ma condamné ay ñu mel ni comme ñoom Mouhamed Gueye dama leen di encourager si li nga xamante ne moom la ñuy def parce que il est temps tamit ñi nga xamante ne xamuñu lan lañ maire di fonctionner xamuñu tamit lan mooy alalu askan wi te mu gis ay ñoo xam ne dañ koy saaxaane ñoom ils ont le droit pour dénoncer. mais moom deful loo xamante ne dafa jar di critiquer dafa def benn un peu vidéo bu ndaw bëgg a xam tamit lan suñu koom-koom bi nan lañ koy gérer ku ne am nga si droit ndax ñun ñi nekk fii dañuy am des fois ay problèmes yoo xam te daf ñu jaaxal dañu dem mairie ba demander information ba xam ni mu demee mais kenn duñu tere pour ñu bañ ko def kenn duñu andi yenn problème yi dañuy répondre tout de suite nii la demee pourquoi pas au Sénégal. pourquoi surtout ay Bargny ñëpp mbokk lañu mais su fekkee tamit da ngay gis nit tamit ñëw ne man kat je suis de Bargny laa juddoo màgge yow te ñu Bargny am yu si yow confiance yëkkati maire bi jox la yow yaa war a góorgóorlu tamit def le maximum possible li nga xamante ne mooy askan waa Bargny nga fexee tamit ba Bargny yëg ne carrément kat seen alal nii lay doxee mais tey jii dafa dem ba xamante ne gis nañu suuf Bargny ku ñëw am nga yaa ëpp possibilité sax ñi nga xamante ne ñoo dëkk Bargny loolu neex nga def fa ba tey jii doomu Bargny mënuñu am sax makkaan Bargny kooku gàcce la parce que chaque jour bu fekkee ne yow da nga nekk si dëkk tamit jiite war nga joxe un peu de possibilité ak sa mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk foofu tamit di mën a fa am makkaan wala mën a am tamit yenn possibilités yi parce que ñëpp xam nañ ñoo maire yi chaque année budget day fa am tamit budget bi tamit fan la jëm. mais Bargny amul benn affaire boo xamante ne da nga ko fi gis
amul benn affaire boo xamante ne kat da ngay leer na kat carrément jeunes yi war nañ mën a xëy dem si lii. mais su fekkee tamit da nga jiite ab dëkk tamit nit ñi wóolul tamit ba teg la fa ça ne veut pas dire que ne yow kat yaa ëpp expérience nit ñi wala yaa leen ëpp xel wala yow ñi nga jiite dañu xamul dara. kii la gën a yeewu si àdduna mooy ki nga xamante ne fay déglu ñi nga xamante ne ñoo nekk si alenturam. ki nga xamante ne mooy gën a yeewu si àdduna mooy ki nga xamante ne dafay tijji noppam di déglu. peut-être kooku booy déglu am nga ko à côté am nga koo xamante ne moo la ëpp expérience kooku mën nga jël ci moom sàcc expérience bi mu am tamit nga doon ko doxale sa maire bi. loolu la ñuy doxale maire yi mais ça ne veut pas dire que ne carrément yow tu es là et tu te crois que yow yaa ëpp ñëpp expérience yow li ngay def rek mooy yoon. nit ku nekk da ngay juum am na peut-être affaire yoo xamante ne yaa ngi koy def tamit mu doon loo xamante ne erreur la et te yow doo comprendre ne erreur la peut-être yow da ngay foog ne dafa positif or que dafa négatif mais ñi nga xamante ne ñoo nekk sa côté ñoom dinañ xamante ne dafa négatif mais tamit yow boo leen dul déglu mënoo xam ne affaire yi dafa négatif. Bargny daal suñu Bargny la man ce que j'ai à vous dire moo dina carrément maa ngi leen encourager mes frères tamit Mohamed Gueye Medza Abdou Aziz Gueye ñëpp maa ngi leen ak ñeneen tamit maa ngi leen remercier si action yi nga xamante ne yéen a ngi koy jéem a mën a Bargny tamit di ko jéem a def tamit parce que Bargny suñu Bargny la ensemble war nañu jéem a ñafe tamit ba affaire yu bari ñu bañ fa am daal. man foofu laay waxee di leen delluwaat ak di leen wax ne carrément lu amoon bu njëkk ba war nañu xamante ne warul nekk Bargny parce que actuellement ñëpp ñu ngi ñafe pour gox ba ñu nekk tamit mën a jóg daal. man damay wax ne rek carrément tamit mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Bargny nañu xamante ne yàlla mondialisation ba tamit xam na tamit monde bi tamit monde boo xamante ne jeunes yi ñoom ñoo koy doxal tamit ñu joxal la possibilité aux jeunes tamit di bañ tamit paa yi laay wax ak maire yi di bañ tamit par guddi yi comme ñi nga xamante ne c'est des candidats ñu ñëw si leen biir kër yi di leen jéem a corrompu tamit di leen expliquer loo xamante ne aussi Bargny tey jii pour mu mën a jóg tamit il faut ngeen jox possibilité xale yi ñu mën a tamit gérer li nga xamante mu nekk Bargny parce que ñoom si Bargny lañ nekk mais comme la fa nekkoon bu njëkk tamit xamante ne carrément ñi doon jiite ñëpp ay mag lañu ñoo xamante ne peut-être monde bi ni muy doxee tey jii lu si bëri amuñu expérience boobu donc il faut donner la possibilité aux jeunes ñu mën a tamit jël gox boobu jëm ko changer. ñun même si on est de la diaspora ñu ngi suivre Bargny parce que gox bu ñu intéressé la ñun fa la ñu juddoo tamit fa la suñu mbokk nekk amuñu lu dul Bargny donc ñun dañu war a ñafe rien que pour gox boobu ba tax na tamit mooy tax tamit tey lu ñu bëgg a def rek tamit dañuy bëgg tamit gox boobu tamit jéem a jóg comme yeneen gox ni mais ensemble bu fekkee ñun ñëpp ensemble jéem nañu jàppasi rek man je crois bien que ne affaire bi dina dox tamit mais tamit may lancé waat beneen appel rek à monsieur le maire tamit ñooñu say frère la ñu c'est tes frères ba tax na tamit boo leen gisee tamit erreur am yow war nga leen mën a woo waxtaan parce que adduna waxtaan la adduna tamit il faut tamit ngay jéem a déglu ñeneen ñi parce que lii du dara gérer un maire tamit un maire yi nga nekk fa benn moment boo xamante ne yow tamit am fa def fa loo xamante ne ñëpp dañ lay ŋàññ te yow nga juddoo fa màggee fa dara daf ko jarul daal. man li may wax ne rek au Bargny tamit dañuy jéem a tijji seen xel tamit on ne peut pas avoir des maires yoo xamante ne yow ñu gox biir Bargny intéressé leen pays sans fiche des Bargnois dañ fa nekk rek pour lan pour seen possibilité seen poste wala yenn affaires yi loolu il faut tamit nit ñi yeewu tamit xam ne monde bi dafa changé tamit nous on a besoin d'une maire boo xamante ne dafay xam problème mu dëkk boobu di yeewu si dëkk boobu man loolu la amoon appel bu may lancé maa ngi remercier sama mbokk yëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax ne rek ñun on est toujours derrière vous tamit di ñaan tamit gox boobu rek keneen ku fi ñëw tamit bu noonu koo xamante ne dafay xam tamit problème mu nit ñi tamit di déglu nit ñi tamit pour mën tamit dëkk boobu changé ñun on est là pour Bargny et tamit dara duñu tax tamit ñu changé parce que lébu lañu fa la ñu juddoo fa la ñu màggee xam nañu tamit même bu ñu màggee beneen côté tamit ñun suñu parents fa lañ nekk deretu Bargny la ñu yor tamit suñu bokk fa lañ nekk donc nañ def le maximum possible di jéem a déglu tamit pour xam tamit ñun ñëpp ñoo war a góorgóorlu tamit pour jàpp si Bargny man foofu rek laay waxee daal maa ngi remercier ñëpp di leen gërëm di leen sant su fekkee tamit dafa am lu fa loo xamante daf si dënk rek maa ngi pardonné wu di leen wax ne rek bu fekkee tamit dafa am loo xamante ne rek dafay jaar yoon ma xam ne lépp suñu borom la affaire yi maa ngi leen gërëm di leen sant di remercier sama mbokk bi nekk Bargny jërëjëf